asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ni yéen a ñuy suivre fii ci seen site Dakaractu tey nag ñu génn def reportage ci vivarium bi nga xam ne moom moo nekk Parc Hann ñu fekk si fi nag kenn muy Fallou Gueye nag mu ngi liggéey ci li nga xam ni moom mooy yarum jaan ak aar jaan bu ngeen ñu toppee ñu wan leen li nga xam ne moom moo am fii ci vivarium bu Parc Hann. bi ñu duggee fekk nañu fa Fallou Gueye mu dalal ñu ginnaaw bi ànd na ak ñun wan ñu way direeku yi mu yore ci bërëb bi nekk Parc Hann te tudd reptilarium wala vivarium bu nekk ci ñoom wax nañu nu mu tudd ndax dafay lore wala du lore ndax am na Sénégal wala sax daf ko wuti ci yeneen réewi Afrique yi ñu ànd ak Fallou Gueye jàng lii di jaan ak lépp lu ko ndiru. léegi kii nii c'est un serpent boo xam ne ci li ñuy tàmbalee mooy serpent bu ñuy wax cox la tudd waaw cox moo nekk nii. en général c'est un serpent boo xam ne nii ci gerte lay faral di nekk parce que baykat yi ñooy ëpp lu ñuy jël ay mattam ci gerte gi parce que janax yi dañuy dem ci biir gerte gi bu baykat yi naafee léegi moom tam muy dem di wuti janax yi en général nag su fekkee ni dugg na fa lekk janax ba pare foofu day sedd ci moom daf fay toog su baykat yi ñëwee ci accès naaf bi ak seeni loxo day sauter te dangaram c'est hémotoxique bokkul ak yeneen dangaru jaan yi kii bi ak cox seen dangar boo pikiroo anti venin ba noppi il faut que nga def opération 30 centimètres ci morsure bi même boo luggee il faut ñu ubbi loxo bi sinon boo demee ba toog 1 an loxo bi day mel ni dóom daf daan jaxas sax ay village parce que da ngay dem ci lugukat bi mu lugal la beneen jaan xeetu jaan bu la matt kii bi matt la mu lugg ko ba pare bàyyi noonu te deful opération bi nga toog 1 an loxo bi def dóom nga dem ci lugukat boobu su ragalul yàlla daf naan la seytaane daf cee rax nga ki la njëkk a tëkku wala ki nga mujj a xulool nga commencé di ko tam wala nga di ko kii ba village yu bari daanan ci toxu sax te fekk effet ba kii venin ni ñu koy waxee ci scientifiquement venin c'est hémotoxique dangar bi dafa am lu leneen lu mu rax lu ko yàlla dina indi parfois sax ñuy jiñ nit dëmm exactement parce que ni muy wala loxo bi ñu ne jaan ji du jaani neen ba tooñ jaan tooñ nit ka nit ki ñu mujj a xulool mu ni diw moo ma tëkku woon moo ma ne woon da nga xam waaw kii mooy def loolu kees bi ak ba tegee ci bee ak yeneen yu mag yoo xam ne nii ñoom ñooy def kii bu fekkee nag lu mel ni cobra la ak yu mel ni mamba noir c'est un tueur 10 minutes la dangaram di rey di arrêté xolu nit mais nag loolu lépp ñu xamante ni jaan yi dañuy daw ñoom duñu attaqué saa yoo gisee jaan matt nit su jaan ji mënoon a wax danaan la matt naa la mais yow yaa jóge ci sama kaw genn moom moo tudd cox la tudd waaw cox moo nekk nii voilà nii lay toll bi ëpp nii bi mooy bi ci ëpp moom 60 centimètres lay am en général ci ay briques lay làqatu wa ilaa mu nekk ci ay ñax ay gerte wala yu mel noonu làqatukat la c'est un cacheur. loolu lépp pour bëgg nag. moom fan lañ koy gën a fekk ci Sénégal tey. exactement à partir de Thiès ba Tambacounda Diourbel région yi tàng yi foofu lañ koy fekk moo tax ma yokkal ko tàngoor yi dugalal ko lampe bee dafa bëgg tàngoor yi cage yi des yëpp amuñu lumière bële moom région yu chaud yi à partir de Thiès Rufisque Dakar. ñoom ñi nga am ay vipères orientales moom ca kees googu lañ jëm les zones humides kii moom fu tàng rek lay ëpp lu muy nem kii mooy ceebi c'est la vipère heurtante waa mooy ceebi moom tam xaw naa nuroo ak bële mais dañoo waroo tuuti ci forme tête ak gaawaay soo ba bee di def ne bii mënu woo mais degré de venin ñoom ñoo ci yem moom tam c'est hémotoxique xeetu vipère lan parce que serpent da nga naan vipère boo duggee ci vipère yi am yeneen i xeet nag yoo xamante ni bii même vipère la ñuy nekk mais duñ bokk bind duñ bokk melo moo nekk ni gis nga soo yi muy def kii te boppam moo gën a rectangle ba pare c'est un peu plus clair gis nga ko mais kële moo ko ëpp ay soo kii soom ay 50 centimètres la mën a yem. voilà moo ëpp tuuti bële ba tey bokkuñu ay forme gis nga kii itam beneen a ngi nii gis nga ko voilà moom mooy gën a dijj kii di bu ndemee ba ci kanam danañ ci gis yoo xam dana am 1 mètre 20 dijjee ay 6 centimètres ci kanam ne. oui il est très dangereux parce que kii nii ay bëñam dafa fixé wut ci ŋaam yi ay bëñam tige moo ko téye moom sax des fois bu mattee dara wala mu xiif di matt janax dana ci bàyyi bëñ yooyu am na appareil boo xam ne nii moom bu defee déchet foofu lañ koy récupérer génne bëñ yi mën naa leen ko won sax ñun dañ koy dajale pour won ko étudiants yi ak askan wi ñu mën koy xam des fois su mattee mën na ci bàyyi bëñ yi yeneen jaan yi ci des nag seen i bëñ dafa fixé ci seen ŋaam comme ñun. loolu mën nañ koo def 2000 fois dans les 40 ans yi ñuy dund parce que jaan 40 ans lay dund 2000 fois mën nañ ko changer seen i bëñ yëpp dañ ko récupérer ci seen déchets yi buñ mattee janax ak xiif ba injecté ko venin bi
yëkkati bëñ yi ñaari bëñ yi ci kanam day des immédiatement yeneen yi ñëwaat bu defee déchet nag ñun déchets yi duñ ko sànni dañ koy récupérer segg ko génnewaat bëñ yi bëñu jaan moo nekk nii léegi nag fii dafa am benn trou boo xam ni su bënnee foofu lay injecté venin bi mu commencé jaxasoo ak deret ji su ci xol bi jotee nag commencé palpiter mu attaqué le rein les poumons et le cerveau bu ñëwee ci cerveau bi nag nit ki foofu décédé lay mën a def mais en aucun cas les serpents n'attaquent jamais ñoom dañuy essayer rek daw parce que lu dox ci suuf si xam nañ ko ñoom lañ tuddee ndox suuf vibration la ñuy yëgee à partir de 4 mètres booy dox lu fi yëngu rek ñoom dañ koy xam daal di dem avader waaw mais nag en général bu ñu lekkee ba suur dañuy tayal tëdd di nelaw wala yu demee noonu nit fekk leen fa joggi ci seen geen wala nga joggi leen ñu wëlbati ko attaqué la foofu la morsure di amee. bu ñu yëgee ni am na lu leen lu jëm ci ñoom ci la ñuy fippu. exactement bu fekkee ni dafa fekk ñuy nelaw nag mën nañ parce que jaan dana nelaw mais bët yi du tëju nit ki mën nay fëtax yi ba joggi ci seen kaw en général dañuy wëlbati ko nag matt nit kooku mais booba nit ki moom moo naan jaan ji dafa maa mën a matt mais kii amul ku ko layal moom rek lay jox toor bi voilà. comme serpent yi nekk ci àdduna bi yëpp ñaari junni lan ak juróom-ñett téeméeri xeeti jaan ñoo ne ci àdduna ñooy dox. ñaari junniy jaan ak juróom-ñett téeméer ñoo existé dans le monde. ñaari junniy jaan ak juróom-ñett téeméer yooyu Sénégal am na ci bénéfice 63 jaan ñoo nekk au Sénégal. ci ay races ay xeet waaw ay xeet. Sénégal am na 63 jaan 63 jaan yi nag dañ naan la vipère ci biir vipère mu am yeneen option yu ci yóbbu par exemple ni ma mën a joxee exemple bi mu am vipère équus. vipère orientans vipère sonnette mais vipère lay doon noonu lay tëddee loolu xeeti jaan yooyu am nañ ci 63 sur les 63 18 ñoo ci am venin 18 jaan 45 yi des yëpp comme ay poulet lañ amuñu benn venin sur les 2700 du monde 300 yi ñoo ci am venin 2400 yi amuñu benn venin loolu tam bëgguñu ni nii jaan yi 45 yi amuñu venin tax nit ñi ñeme jaan yi loolu la ñuy bañ moo tax. gis nga jaan bee 10 minutes bouteille bi te mu dee ñu formulé ko Casamance la jógee jaar IRD ñu dugal ko laboratoire def ko formol pour di ko won élèves yi ak nit ñi ak xale yi ak mag ñi parce que jaan bee ku matt ne nit ki mënul fexe résister 10 minutes kër bi day taxaw. mamba vert exactement mamba vert biir gémmiñam moo ñuul ñu di ko wooyee mamba noir mais il est vert ou gris ñaari mamba ñoo existé ci monde bi am na Casamance ak Guinée Bissau dafa xaw a nuru nag ak couleuvre bi nga xam ni mooy jaan bi gën a gentil ci àdduna du def nit dara. li tax ma boole leen pour diagnostiquer pour askan wi bañ a jaawale couleuvre ak mamba noir parce que mamba noir gis nga rëdd yu ñuul yële mu am ci biteel bi ci biir bi am ay carré genn bi day am ay carré diagonal couleuvre du ko am jaan boo gis mu am rëdd yu ñuul yuy wàcc bay boo nga gaaw moytu ko waaw rëdd yu ñuul yuy wàcc parce que am na rapidité. te am yàlla may na ko possibilité le black mamba day laxas am na 3 mètres de longueur day laxas genn bi ci benn car nit ki mën na jaar sax mu wàcce bopp bi màtt ko yéegaat rapidité boobu am na ko dafa gaaw dafa gudd mën na dem ba 3 mètres dana la 25 kilomètres à l'heure moom am na rapidité boobu noonu am na ko léegi nag bëgguñu nit ñi comme dafa xaw a nuroog les couleuvres yàlla mooy def loolu day fekk mooy xulool exactement xeetu xulool dafa am bu yum ci nuróol moo tax ñu dugal fii xulool yiy dund def fee black mamba pour nit ñi mën koy xool di ko xàmmee waaw boo gisee rëdd yu noir yi ci biir bi xulool moom biir bi day def rek benn trace rek wàcc nii bët yi day aju ci kaw black mamba bët yi day wàcc ci suuf kanam gi boo ko xoolee rek da nga xam parce que identification des serpents boo ko jàngee da nga ni man ni Samba ngi nii Demba ngi nii Modou ngi nii même guddi noonu nga leen di xàmmee léegi nag sur les 63 45 yi amuñu problème mais les 18 ici au Sénégal sont très dangereux mooy les black mamba les vipères yooyu ñooy yi nga xam ni ñoom ñoo dangereux. xulool actuellement à partir am na Rufisque am na Ngor Almadies am na fa côté aéroport am na fa on les trouve presque partout waaw parce que jaan moom yàlla moo ko yàgg a booleeg ñun mën na ni sax am doom te géntoo jaan jafe na ki mooy jiit. moom itam son venin est neurotoxique bu fekkee ni laal na nit ki te nit ki am problème mu cardiaque wala mu nekk mag mun na ko sonal. mais man ma jaaxal jiit bi dafa rëy. waaw jiit bi mooy bii nii am na yu bees yu ndaw am na sax yu ëpp yi waaw am na yu bees yoo xam ne ñooy ëpp yi kii dana dem ba gën a rëy nii sax actuellement il est en train de dormir après bu ñëwee gis nga ko mi ngi bouger waaw mi ngi bouger buy nelaw day wàcce ñox bi noppalu
yii moom lay mooy loxoom yi muy jàppee li muy lekk buy lekk léegi loolu lay xëcc dugal ko ci gémmiñ gi. système bi muy naanee coton la ñuy jël comme jiit dafa gaaw a xëcc coton la ñuy jël def ko ci benn pot tooyal coton bi bu ñëwee muy absorbé ndox mi waaw noonu lay naanee waaw noonu lay naanee. lekk yàpp bu nu insecte la war a lekk mais boo ko joxee yàpp bu nu togg ba pare nga defal ko ay morceau moo da koy nangoo ak loxo bi di ko lekk waaw pince ngay jël képp ko ci mu jege ko bu ko fóonee da koy jël yàpp dana ko lekk yàpp ganaar bëgg na ko aussi. moom it li muy fitt fii ci Sénégal bëri na de. bari na parce que loolu it danañ ciy jàngale en général ron xeer yi wala xeer yoo teg wala ay bagages yoo teg boo koy yëkkati yow li nga yëkkati rek ngay xool te moom mi ngi jógee ci suuf wut si say tànk kon nit ki bu yëkkati dara bant la fa war a njëkk a envoyé randal loolu ba pare dañuy randal ba pare soog a yëkkati mais xeer parce que moom làqatukat la ci biir xeer yi lay dugg wala ron birig yi looloo tax mu ëpp lu muy def nit ñi wala matt yoo teg di ko yëkkati lépp loo xam ne am na contact ak suuf avant nga koy yëkkati da nga koy randal ba pare puus parce que yow booy li ci kaw rek ngay xool nii say tànk nag moom day rampe moom wuti say tànk waaw loolu noonu moo tax muy voilà exactement. bu la defee bu la fittee yan kii nga war a jël pour. piqûre mooy antivenimeux kii venin ak jaan presque benn lan waaw presque benn lan kii mooy jaan bu nga xam ne nii moom yàlla may na ko possibilité mu ronu ci biir suuf si di dox ci biir suuf ci biir suuf si day dox ci suuf comme ndox comme ni jën di dawee ci ndox noonu lay duggee ci biir suuf si waaw en général nag sa morsure jafe na pour nit ki dékku ko une heure de temps su fekkee demoo hôpital malheureusement c'est la mort waaw mun nga ci bañ a génn ni mu nii lay toll de 45 à 80 centimètres lay am noonu lay sewee parce que doxkatu suuf la moom la ñuy wax ndox suuf gis nga yëpp ay trasam la guddi day bënn suuf si di ci dox. moom fan lañ koy fekk ci Sénégal. bon on peut dire que ni entre Bayaax am na fa côté Bayaax moom c'est sûr que ni am na fa ak Saloum waaw am na fa mais moom ndew ba tey bokkul ak ndew parce que ndew en général dana am ñaari pat ci kanam gi nii mais kii moom du am benn pat moom day ruur bopp bi rek waaw ndew di amul problème ndew am nañ ko fi sax ci biir mais dafa suulu ci biir waaw mais kii moom il est très dangereux il est très venimeux amul nag rapidité gaawul voilà doxam moom gaawul mais ci biir suuf si moom day bënn bopp bi rek dem il est calme mën na toog ay temps yu yàgg du lekk parce que comme ndox suuf la moom en général da koy jox janax wala vers yi les vers yi ne ci suufu plante yi moom nga koy jox moom lay lekk. léegi dama lay wax sànq ba léegi dama la dégg sànq ba léegi ngay wax janax est-ce que tey koo xam ni sa kër bëri na janax mën nga jël yi peut-être jaan boo xam ni dangereux nga indi ko rien que pour débarrasser la ci janax yi loolu est-ce que mën na nekk. waaw loolu mun na nekk mais seulement moom le problème mooy que ni jaan bu lekkee benn janax mun na toogaat weer duutu bëgg janax benn janax bu ko xasee lekk c'est fini da koy digérer ndànk-ndànk 1 mois duutu lekkaat de telle sorte que li ci tane mooy su fekkee janax yu ñuul la nga indi janax bu weex bi moom da leen di lekk yu weex yi da leen di rey immédiatement. beneen mooy est-ce que moom dina sàqar mi comme ñun. day warax moom dafay warax waaw day wan noonu loger ko ci estomac bi léegi nag mooy dundam pendant 1 mois duutu soxlawaat leneen lu muy lekk boo ko joxoon janax sax du leen sax matt da leen di daw day mel ni ku leen di seexlu ndox nag moom daf koy naan chaque instant mais lekkam bariwul bu mattee par exemple li ñuy xamale ni kii jaan bi moo mat nit ki gémmiñ gi day fuur di génne furit bu weex cobra su mattee nit day dem jaare ba pare gémmiñam di génne deret kooku mooy différence wu nga xam ni piqûre bi nga ko war a piqûre bii la wala bële la loolu la deret moom la nit ki génne ci bëñ yi voilà day fuur gémmiñ gi day génne ay furit voilà loolu mooy seen différence. kii c'est la vipère du Gabon gis nga ko bokk na serpent yi vipère yi gën a dangereux mais amul Sénégal gis nga ko fii rek la am. amul Sénégal waaw waa IRD ñoo ko jëlee Cameroun andil lu ko fii amul Sénégal bon c'est un serpent qui est très très joli aussi moom c'est un cacheur ñax la bëgg di dugg di làqatu ci ron ñax yi mais ay bëñam par rapport ak yeneen vipères yi ay bëñam dafa gën a gudd kii c'est la vipère du Gabon gis nga ko nga léegi nag gis nga décor bi ko yàlla defal bon dañuy wax ni architecte yi sax en général dañuy basé ci seeni couleur gis nga mariage de couleur bi entre le beige le marron dugal noir sa tête gis nga forme tête bi ni mel gis nga ko kii c'est un serpent qui est très beau femelle la voilà parce que moom dafa bëgg ñax dafa du dund ci suuf fu am suuf noonu dafa bëgg ñax léegi serpent pour nga xàmmee femelle bi ak mâle bi bon si la queue ce qui est mince sur la queue est court femelle la ce qui est mince sur la queue bu guddee mâle la genn bi su sewee rek gudd
mâle la su li sew ci genn bi su gàttee jigéen la voilà léegi moom bii vipère du Gabon la tudd mais comme amuñu ko au Sénégal non scientifique bi rek lañ mën a waaw moom la ñuy retenir très toxique. c'est-à-dire mënul dund Sénégal wala ankay mën na fi dund daf fee bariwul rek mais loolu sax mooy valeur bi nga xam ni parce que climat bi benn la mooy valeur bi nga xam ne nii ñun ñoo ngi koy essayer di ko fi yokk mu mën fee am. bu fekkee ni siratina dana def 3 mètres de long hauteur bi 2 mètres lay am léegi buy dem ay taches lay nekk de 50 centimètres noonu lay yaatoo nekk ay gouttes yu sew parce que jaan day wax corporellement. ay waxam du kaddu yu génn mais ci yaram wi lay waxe léegi kii boo ko jubee li muy njëkk a def day yëkkati bopp bi ba pare yaatal ko wan la ni man maa ngi fi tu vois wan la ni je suis ici léegi ci suuf laa doon dox dama sewoon léegi yaatu naa ba pare yëkkati sama bopp xanaa gis nga ma pour mën a dox sa yoon ma dox sama yoon loolu la lay njëkk a wax léegi soo bañee ci loolu nga continuer mu sirati la bu siratee nit ki su fekkee nit ki toxoñu na après 1 mois nit ki day gumba amul masla tissu yi lay yàq moom ñàngoor su fekkee nag jàpp nga ci xef yi nga ñeme bi tër ñi bët bi nga raxas ko ak ndox chaque 3 minutes nga raxas ko ci journée bi ba mu mat 4 fois ci journée bi nga def ci benn antiseptique mun ngaa wér entre 1200 francs rek lay jar pharmacie bët bi dana xonq ñetti fan mais dangar li muy for ndox lay bañ waaw mais su fekkee ni nee nga jaan bi de matt na ma daal ni nii toxoñu perte nga 1 mois bët bi day yàqu voilà kii dangaram moo nekk nii mooy craché gis nga mooy tis foofu ci verre bi léegi danaa ko def mu fuddi banqos bi nga gis ko parce que son venin est neurotoxique non du yegg si fi léegi kii nii moom bu matt nit mooy ki nga xam ni gémmiñ gi day xonq bëñ yi day génne lu xonq day génne deret day nàcc waaw du fuur nga léegi dana wax dana mais aussi dafay matt moom ay bëñam dafa sax ci ŋaam yi complètement comme suñu yos bu dee vipère nag tige moo ko téye moom da ko cay bàyyi kii nag moom bëñ yu même boo koy téye sax da nga war a sa loxo fii nii baat bi ci suuf la war a féete nga ngëb ko bu dee vipère ñaari baaroom yi moom ngay téye ci côté bàyyi put gi jël sa benn baaroom bi bës ko ci ŋaam bi pour mu bañ a ŋaang parce que sinon mun na bënn tuñam ñëw ci sa loxo gis nga mi ngi commencé ubbi loos wi ci kaw sa coiffe voilà dinañ ko gën a gis. léegi moom fan lañ koy fekk tey ci Sénégal. kii moo nekkoon Fass bu mel ni moo génnoon Fass d'après ni ma femme bi expliqué race bii la parce que en général li tax ma xam ko femme boobu bi ñu ko interroger à la télé li mu wax ma toog waxtaan ak moom mu ni ma jaan bi dafa am kawar ñoom liy weex ci suuf nii ci bopp bi liy weex ci bëli gi toujours moom la ñuy wax kawar ci suuf dafa am ay bande weex bu yëg bu fuddee bopp bi nag loolu la ñuy wax kawar moo tax toujours dañuy woo ni ñu kooku daa génn boo xam ne dafa am kawar fekk rëdd yu weex yi nii moom la ñuy foofu ngay xamee ni kii kon gis na jaan bi kawar lañ koy tuddee mais ñun bu ñu waxee loolu rek dañuy xam ni gis na parce que ci pëli gi la commencé weex wuti biir yi ñu bari danaan jaan boobu dafa am sikkim bu weex femme bi nag comme tudd na sikkim bu weex ma xam ni vraiment y avait un serpent là-bas exactement kii am na côté aéroport waaw même démb rek woo nañ ma benn jaan boo xam ni dañoo dem moom itam mu rëcc ci benn poulailler la duggoon mi ngi woon Kër Massar voilà am na it yoo xam ne jëli naa leen Kër Massar am yu ma jëlee Tivaouane Pël yoo xam ne maa leen jàppee ci biir Tivaouane Pël ñëw indi leen fii benee maa ngi ko jàppee benee ñoo ngi ma woo maa ngi ko jàppee CEDEPS bu Grand Mbao bu Grand Mbao fa laa ko jëlee ma ne leen ñoom ñoo fekk si jaan yi parce que ñoom dañoo tabax ba pare bay defar seen jardin jaan bi génn ñu woonu ñu dem jëli ko mooy bu ndaw bi nii waaw voilà bu mag bi maa ngi ko jëlee Kayar moo tax ma bind fii Kayar la ci def ba nga jëli jaan bi foofu ba nga ne ñoom ñoo ko fekk si jaan bi. mën nañ jàpp ni jaan mën na fa nekkaat encore. effectivement parce que jaan waaw loolu en général mun na nekk parce que jaan guddi lay dox ñun bëccëg la ñuy dox te dañoo muus te luy dox ci suuf si danañ ko yëg comme ni ma la ko waxee mais en général comme buñ karole kii jaan ji day daal di taxu ji ma dem feneen te ñoom ay voyageurs lañ nocturne guddi gi mën nañu dem lu sori te fu ñu xeeñtoo am xeeñ xeetu nit dañuy déplacé wu bëgguñu fu am bruit wala fu am ay nit ñu bari comme ci suuf lay dox te dafa nëbbu bu gisee un individu wala dara lu nag wala bëy wala dara lu am loo xam ne mi ngi sentir cœur bi parce que serpent yi de distance mën nañoo sentir sa battement de cœur waaw ñoom distance bu xaw a ay partir de ay 4 mètres dañ koy sentir bu génnee làmmiñ bi dañ koy xam bu génnee làmmiñ bi waaw làmmiñ bi ci lay détecté léegi nag il est en train de siffler ba pare di nooyi comme day ci biir kii lay ne biir ay xobi garab ak ñax yooyu léegi nooyi bi muy nooyi moo lay wonal ni maa ngi fi de maa ngi fi moytul fii
di yëngatu aussi di respirer di nooy bu ko dee ñax mi dana yëngatu nit nag moom moo xaw a na may. boo ko laal rek mooy mu say na sa kaw. boo ko laal rek c'est fini parce que gaawaayam nii mu calme nii il est en position d'attaque dafa mel ni boxeur bu lemoon ab kurpañam nii di ko waaj a tàllal moo tax mu lem loosi voilà te am yàlla may na ko possibilité boo xam ne mun na samp geen bi nii fettax 1 mètre rapidité am mën na dem 100 à l'heure bu jubloo ci morsure buy def morsure yëpp ay morsure la yoo xam ne moo ko lancé en injectant le venin gis nga venin bi ci verre bi waaw parce que moom avant muy comprendre ni li verre la bu clients yi ñëwee comme les verres sont blindés bu clients yi ñëwee day dóor bëkk sans lancé waale venin bi parce que ñoom ci benn seconde bi ñuy lancé ci la ñuy venin bi génne waale ci lay injecté waale venin bi waaw am na fii ba Thiès waaw en général fu ay darkase nekk wala ay màng foofu nga koy ëppee gisee ak màng waaw bu nruusee ci suufu xob yi foofu la ñuy faral di nekk mais il est bien décoré décoration très rapide aussi moom rek mooy serpent boo xam ni day jur aussi yi ci des yëpp dañuy nen moom rek moo ci biy jur de 25 à 50 day jur ay doomam paj doom yi aussi jour bi ñu juddoo ñoo gën a dangereux seen yaay le même jour bi ñu juddoo venin bi am na fa bëñ yi mën na lépp mën na yi ci des yëpp dañuy nen bàyyi noonu bu nu nenee toog diir après mu toj jaan bi génn mais kii moom c'est le seul serpent boo xam ni. par exemple comme nee moom day jur. ëmb bi ñaata. 5 mois. 5 mois lay ëmb waaw daal di jur. waaw. moom du nen en général su fekkee ni bu jigéen bi la nii comme nii bii nga xam ne lii sew ci genn bi dafa gàtt bu ñu demee ba yàgg ñàddootul defatul nii heurteetul ba pare di tëdd di tayal dañuy xam ni dafa commencé ëmb ñu date ñu da jël référence foofu date des fois nga am ko net ci 5 mois yi des fois 5 mois yi tegal 15 jours mu daal di am ay naissance am doom yi commencé doom yi bu ne amee naissance yi dañuy gaaw génne doom yi parce que bu góor bi su fi nekkee bu xiifee mën na ci lekk. mën na lekk doom yi waaw parce que jaan moom du nàmpal bu juree rek pare na ci fekk na kooku mën na défendre boppam doom yi dañuy commencé jël ci soccet yi ak insectes yi te yàlla may na leen mën nañu toog weer duñ lekk te du leen wàññi dara. Cobra nacha waaw moom la ñu wax. waaw dafay mieux dafay war a changer peau parce que comme ni ñu koy waxee rek serpent yi bu ñuy évoluer di màgg dañuy changer der comme tam ci suuf la ñuy direeku seen der di am poussière amuñu loxo yu sangoo bu ñu toogee 3 mois dañuy changer seen yére yëpp la ñuy changer mbubb yëpp moom lay waajal moo tax mu gris nii léegi nag bu loolu amee du bëgg a faral di bouger parce que tige bi jaar ci bët yi mooy xaw a muur bët yi tuuti gis nga bët yi waaw benn tige bu xaw a bees noonu mooy jaar ci bët yi après danaa leen woon muy bi danaa leen woon ngeen gis ko. ci changement boobu muy changer der. mën nga ñu wax processus bi nan lay demee. bon li ko waral comme noonu ma la ko waxee ñoom xam nga dañuy dem ba seen yaram diis dañuy évoluer comme xale bu amoon 1 an léegi mu am 2 ans yëre boobu day serré ci moom yëre bi muy sol day serré ci moom ndax dafa am benn tige comme suñu bëñ yi ni mu amee émail buñ ko gem bu ko wër ñoom tam dina am benn tige boo xam ne mooy wër seen yaram yépp kooku su demee ba fees dell ak poussière ba pare seen yi mu xat ci ñoom dañuy yekk ba yàgg mu fette fii ci tuñ yi bu fettee fii ci tuñ yi ñu yëkkati seen loos fudd buñ fuddoo jël bopp bi teg ko ci doq bi ñu di ko der bi yëpp dañ maanaam ci bitti day mel ni kuy sumeeku mbubb li féete woon kaw mooy féete biir ñu summi ko mu nekk espèce su jaan complètement ñu bàyyi ko foofu léegi nag amaat beneen der bu bees di xaaral nag yeneen 2 mois 3 mois ñu changé waat peau léegi nag tige bi mooy murux bët yi noonu duutu sentir nag yenn tranquillité yi comme gisam demewul noonu te reptile yi ku ci gisul rek da ngay taxaw léegi li muy def mooy bëgg rek rester benn place ba keroog muy bi jeex mu doog a këfin. mu soog léegi der bu bees boobu aussi. du am dara lu ko ciy gêner du am. der bu par exemple dara laal ko mu yëg nii. non der bu woyof la. Balor am na côté fii ba Thiès am na Balor. waaw am na Balor. en général toolu mango yi toolu darkase yi foofu lay ëpp lu muy nekk. moom day nen. waaw moom day nen moom bokkul ci jur du day nen. et puis aussi nan mën nga ñu expliquer nan lay demee. ak bon aussi nan ñaata ban diir lay am pour nen bi toj. voilà ok moom nenam on peut dire que ni ay 3 mois 4 mois bu ko amee 3 mois 15 jours day nen rek teg foofu moom du ko wër. Python rek mooy nen ñëw di ko bander pour tàngal ko mais tous les serpents qui restent dañuy nen rek bàyyi ak chaleur naturelle bi moo koy éclore bu nenee rek dañ koy bàyyi foofu ñoom dem après nag day juddu
ñooy toog am na yoo xam ne nii nen nañ fii après maa leen dimbali sax toj nañ yi ñu juddu yooyu demee noonu voilà yi amul possibilité déedéet duñ ñëwaat seulement les pitons rek ñoo ñëw di entourer nen yi bande ko complètement comme ganaar gu yu boof mais les autres serpents dañuy nen rek bàyyi noonu waaw moom daal en général bu nenee moom day bàyyi noonu seulement nag comme moom saa yu juddoo mënal boppam lépp yaay ji du ci sonn bu juddoo jour bi mu juddoo moo gën a garaaw matt yaayam soxlawul yaay bu day li ko yaayam waroon a dimbalee ci biir ba la koy dimbalee bu juddoo rek adulte na waaw loolu it xam nga noppal na ci yaayam Calabria la tudd mais moom ci biir suuf si lay nekk waaw biir suuf si lay nekk amul tur wolof mais naa ko jeex mi ngi nii man kii serpent la moo xam ne bu la neexoon tey mën ko def sa poche. moom mii waaw aucun danger. du mat du mat dafay laxasu nag moom benn affaire. waaw jàpp ci ba dëgër. laxasu. actuellement les serpents parce que bu génnoon tey. ñu ni àdduna tukki na te fekk jaan bi nii bu la neexoon mën nga dugal nii sa poche jàpp ak moom voilà dara la lu def gis nga ko bopp baa ngi nii geen bi moo am lu weex gis nga ko bopp bi danaa la ko won léegi nii waaw day projet boobu moom ci biir suuf si lay faral di dugg wala mu laxasaayu benn car rek laxasu ko gis nga du màtte du la mat même bu la màttoon it dara alcool ngay jël rek def ci ay turu la yoo gis nga bopp bi moo nekk nii làmmiñ baa ngi nii waaw mi ngi nii waaw mi ngi génne la parce que làmmiñ moom ci lay détecté ni lii lan la léegi nag su xoolee bu ko sentiree xam ni kii bokkul ci ay poids am lu mu war a lekk du am problème mais sur les 2700 serpents qui existent dans le monde 2400 yëpp duñ defee dara léegi Sénégal 63 jaan moo am Sénégal yoo xam ni 18 45 yi des yëpp duñ def kenn dara mën nga leen a manipuler nii kii gémmiñam sax ngaangu ko mi ngi nii partout ils sont avec nous seulement dañoo bokkut ay heures yu ñuy dox mais foo dem ci Sénégal am na jaan waaw même Ndakaaru gii même côté aéroport même foo dem am na jaan fu ne woon nañu fa jaan. kii mooy kii bi adulte bi màgg gis nga mi ngi nii genn bi lay surveiller parce que jaan point faible mooy genn bi léegi bët bi mi ngi mu teg ci genn bi moo roulé nii léegi nag pour nga xam pour identification bi piton yi nga xam ne moom la doon jàpp ñun dañoo ratax yii dañoo écaillé léegi waaw comme jën dañoo am ay écailles waaye très dangereux moo gën a grave mooy comme xeet bële la yee mooy yu jigéen yi ñooy yu góor yi waaw kii mooy la vipère adulte mais décoration macha allah voilà gis nga ko décoration macha allah la am. moom it dañ koy fekk fii ci Sénégal. waaw moom tam am na fii ci Sénégal am na fii ba Thiès côté humide yëpp am na fa fépp fu am humidité rek da nga ko fay gis waaw. ak piton yi mën nañ dund ci ndox mën nañ dund ci suuf mais vipère mënut a dund ci ndox. waaw daf ci am ay jaan yoo xam ne danañ mën a dund ci ndox am yoo xam ne nii moom duñ dund ci ndox. moom it dafay gaañe. waaw piton kii nii fi mu ne moom tuñ bi fii amul yax bon mun na wann loo xam ne nii dana ko ëpp ñetti yoon ci dijaayu yaramam. piton boo gis mu am 6 centimètres mun na avaler lu am 18 centimètres parce que code yi dafa tëjuwut ñun suñuy code dafa fermé fii moom ay cotam dafa ñëw rek tijjeeku nii ba pare der bi élastique da koy mën a avaler kii fi mu ne nii mun na wan xar wala bëy da koy rouler coincé ko da koy rouler coincé ko rouler ko étouffé ko ba mu mokk mu jaar ci bopp bi avaler ko mun na ko nit bu fekkee ni tàllalul ay loxoom bu bopp bi jàll rek mun na ko jàllale waaw bopp bi jàll rek da koy jàllale voilà genre anaconda la ñoo bokk xeet dana dund ci ndox comme anaconda di dund ci suuf mais nag kii c'est les pitons de Seba ñun moom la ñu am en Afrique anaconda amul Afrique boa Amérique la am mais Seba moom fii la am. mais nag yàlla may na ko loo xam ni moom rek moo ko am ci jaan yi
par exemple bu la laxasoo mun na yàq ay côte mun na damm ay côte waaw mun na bloquer circulation de sang ndax day rouler mun na aussi arracher la peau ndax ay bëñ yu gàtt la yor ba pare incliné vers l'intérieur nga xam ni bu tàppee nii chair boobu doo ko mën a ñaw da koy yóbbu day yóbbu morceau bi. Python de Seba amul oui il est jaan bu dangereux amul mais ça dépend ci ni nga koy kii rek ni ngay manipuler ak moom xaaral mun naa ko génne ñu xool ko comme amul benn venin. ñaari baaroom yi mooy def nii biir bés bopp bi mu bañ a ŋaang parce que yàlla may na ko possibilité mooy bi feer bi mënoon expliquer possibilité mu téye ay bëñam tige moo ko téye mun nga def nii mu bëtt tuñam moom ñëw lonk si bëñ bi ñëw màtt si la mu jaral na ko bënnal tuñu boppam ñëw lonk si bëñ bi ñëw màtt si la moo tax ñaari baaroom yi nii ma koy téye ak nii bu fekkee ni vipère la su fekkee ni python la nag mun nga def nii bàyyil ko muy respirer boli gi dana xam ni kii amul danger sonaluma waa exactement effectivement mooy exactement c'est sa force mais nag su fekkoon nga naj kii bi mun na dem ba gis nga sa loxo di kafin su fekkoon da nga naj boli gi mayoo ko fu muy respirer mais en tenant la queue parce que kii point faible am mooy la queue soo plier queue bi nii jaan bi daf lay bàyyi voilà waaw quand tu plies la queue moom mooy point faible am boo ko defee nii day relâché wu daw lay def par exemple loolu dama conseil la boo xam ne nii nit ku nekk ci àll wala yu mel noonu benn python jékki-jékki ni la kirip song la noonu yow bul am soxla fenn jëlal kë bi rek nga lem ko waaw geen gi ngay lem rek mu bàyyi la moom nag dana faral boo ko téyee nii bu sonnee mu defal la kaka mais kakaam amul danger wala mu saw la loolu la lay li nga wax sànq mooy amul dangar amul day arracher peau bi wala mu exactement wala mu modd la waaw wala mu modd la moom am na technopole bii nii am na fi waaw technopole bi am fu barax am rek ak ndox dafay am Kër Massar aussi am na fa boo ko caressé mu commencé nag bàyyi la da comprendre nan ay caresse ngir wan ñu ni Python de Seba du lore Fallou Gueye génne ko téye ko ñu ne déet mu jox ko doomam yu jigéen yi ñu fekk ci bërëb bi mu doon lu dalal suñu xel ba ñun ñi nga xam ni mësuñoo xalaata jege jaan ba koy téye dal di takk sunu fit Fallou yamul ci yore ay jaan ak di leen aar dafay jàngale itam nan la nit ku jaan matt wala mu sirati la wala def ba ñàkk bakkan wala ab cër du la ci fekk. kii itam c'est des bras yoo xam ni dañ ko liggéey en plastique en silicone on peut dire gis nga kii sont les crochets de la vipère kii nii saa yu jaan matt jaan amee nit ki gis ñaari trou yu ñàkk solo baye moom mu gaaw tiit dem hôpital xam ni jaan bi il est dangereux parce que jaan yi dangereux yëpp dañoo am ñaari crochet yoo xam ni moom la leen yàlla jox pour ñu injecter seen venin su gisee ñaari crochet yi na calme ñu ngi naan ku jaan matt da ngaa war a daw mais du noonu parce que soo dawee circulation bi mi ngi gën a gaaw danger mi ngi gën a ñëw nit ki dafa war a calme ba pare bande loxo bi complètement ak lu woyof bu mënee def gaari mu def garo bënn benn trou entre la morsure et le cœur dem nag hôpital immédiatement léegi hôpital ñoom dañu mesurer la distance bi nii ci la ñuy xamee ba xam kii cobra la wala vipère la pour xam ban antivenin lañ ko war a jam su fekkee ni vipère la buñ ko jamee piqûre bi dana nit ki du dee suñ ko jamee piqûre bi incha allah bu dee vipère la bu dee bu mu mën a doon du dee mais bu dee cobra la piqûre bi rek dana doy mais su fekkee ni vipère la il faut que cette opération là il faut ñu xar loxo bi su fekkee vipère la 30 centimètres de la morsure dañ koy xar ñu faj tissu yi ci biir léegi nag buñ ko xaree def opération bi nit ki mën na mucc fekk piqûre na day mucc ci loxo bi ñor ci dagg loxo bi xolam day mucc ndax piqûre bi mooy aar xol bi moo koy aar léegi nag su fekkee deful loolu nag pendant 1 an ni la tànk bi mel il faut ñu dagg ko dootu am njariñ ba ci yax bi sax daf koy ronger mooy waaw loxo wala tànk waaw marché buntu léegi nag c'est la vipère qui fait ça. ni ñu leen ko waxee ci tàmbali ba Fallou Gueye du ay jaan rek la yore ci bërëb bi am na fi lu mel ni jiit jasit ak bar ba ci sax mbonaat xamale nañoo ak ñoom. parce que ñoom amuñu venin te dañuy arracher jaan moo gën a dangereux parce que kii bu màttoon tey day cëddee fi mu màtt da koy yóbbu benn cër bi la lay yóbbul jaan nag li problème mooy dangaram day dem ci kër bi kii plaie la mën a defal daal plaie wala mu dagg benn cër nit kii mais moom bu dee jaan nag lépp nag nit a leen di fekki fii itam dañ ko construire avec la forme de la carte de l'Afrique boo seetloo lac bi voilà
feene c'est gazonné am ay fleurs da xale yi bu ñëwee pour ñu bañ a doon ëllëg ay braconniers dañ leen di wax ni gis ngeen fii nii ñu gazonné Afrique du Sud dagguñu garab dañuy jëmbat garab ils sont bien fii mooy position Sénégal désert bi moo nekk ne ñax la woon nawet bi moo ko sëqal léegi lii mooy présenté Nil bi léegi buñ fonkee njëmbatum garab mën nañoo rejoindre l'Afrique du Sud buñ bàyyee suñu loxo ci njëmbatum garab on risque d'aller au désert xale yi école yi ñu teel leen a wax loolu ba ëllëg du nekk ay daggatkatu garab waaw mbott yi ñoo ne ci biir ndox mi am fexe nan ba mu am ay mbott ñoo ko jëli feneen ñëw indil leen ko fi jësi yi man di dégg mbott yooyu di jooy xam ni ñi ngi ci àll bi ba tey nga benn jësi nga na lay génne bopp bi ñoom seen stratégie mooy génne seen bopp ci wetu ndox mi su ko defee léegi su dara ñëw see di naan si ñu mën koo song dañoo am nag gis nga benn bu ndaw nga ne voilà kooku naissance bu ndaw la fi la juddoo 8 lañ actuellement buñ ko songee ñoom dañoo am 7 muscles fii ci seen cou yi benn muscle bi ubbi ngaam mi lay jariñ 6 muscles yi tëj lay jariñ bu ñu xasee tëj moom loolu c'est fini bu doon fas lay danañ ko yóbbu ci biir ndox mi. ñoom benn yoon la ñuy lekk ci semaine bi yoon su ma leen joxee ganaar parce que dunqi ganaar yi mooy dëgëral seen yax yi beneen yoon ma jox leen yàpp 3e semaine bi ma jox leen jën ay yàbbooy moom la ñuy jàpp ci ndox moom laa leen di dundalee. bar bi gis nga branche bi nii mu jàppee nii comme seen yaram seen diisaay yaram yëpp tànk yi moo koy gàddu léegi mi ngi jël biir bi taf ko ci bant bi wàcce tànk yi noonu lay noppaloo voilà parce que ñoom seen yaram yëpp tànk yi mooy kii quoi waaw moom day dund ci ndox day dund ci suuf dafa am làmmiñ bi comme làmmiñu jaan di nager mais il est très intelligent geenam bi nag moom lay tappe moom lay xeexe parce que dafa am benn sidit bu nekk ci kaw bu ko dóoree rek mun na nekk lu garaaw mais moom du attaquer toujours day essayer daw waaw bu góor bu mag bi nag moom mun na résister lu yàgg kooku moom dafa wóolu boppam mooy bële ne bon mais comme danger bi loolu rek la mooy geen bi rek daam mooy danger bi ak wey yi parce que wey yi comme li muy lu ne lay laal wey yi moom day am ay microbe voilà wey yi mën na ko xuri dagg gémmiñ gi su mattee duutu yàbbi su xasee képp noonu pour mu bàyyi day jafe. moom dañ koy fekk fépp ci Sénégal. waaw fépp fu ndox am rek moom ci ndox la il faut mu am fu jege ndox mu doog faa dund. ñoom dañuy nen aussi lekkam jën la comme jën yi ngeen gis ni ñu koy jox ay yabooy ak ay nen jàmbur yi ci àll bi nag bu jaan yi nenee moom moo koy faral di sulli di ko naan ak yooyu. ay nen lay lekk ak yàpp ak ay jën. seen dertam aussi dañuy muyewu comme ay serpent yi dañuy xool dañuy changer peau. li ko wutaleeg mbëtt moom ci ndox lay dund mbëtt day lekk ay grains aussi mbëtt ci su il est terrestre moom la ñuy wax varan terrestre kii varan aquatique voilà mbëtt la ak bar mbëtt sax am na fi mais moom dafa mën a làqatu. bi ñu jugee ci loolu toog nañu ak Fallou Gueye waxtaan ak moom. Fallou Gueye nag benn sénégalais la boo xam dafa defoon à l'immigration bon lii itam mën naa ni c'est une chose naturelle ci man dëkkoon Diourbel jànge fa. ba ñëw Dakar bon bi may nekk am 10 ans nag dama daan génn ci àll bi di dox Diourbel bu ma demee damay gis jaan yi di leen ñee parce que man dama daan dox lu yàgg door a ni may sonn ci yoon wi pour dem ci àll bi ñoom ma gis bu ñu yootoo benn car rek àgg ca dama leen daan xool ba duutuma leen mënatuma leen a gis ma doog a bàyyi. bi ma demee Europe aussi ma dem loolu nekk sama passion ma continuer ci même samay njaboot sax jaani kawsu laa leen daan andil comme sëriñ bu may jógee Europe dana bokk ci li ma leen daan andil. bon yu ma yor passion boobu liggéey ci parc de Rome bi nekk Parioli liggéey ak sama benn xarit professeur bu ñuy wax Ignacio moom ci mbirum serpent ci Europe yàlla da ko cee baaxee ñu ànd di liggéey ma am passion bi gis tam famille yi bu nu musaan a ñëw di visiter ni ñuy kontaane ma gis tam sama réew serpent yi li leen yen ak ni muy mittee ak ni leen di rayee te mu nekk animaux yoo xam ni mën nañu nekk à côté de les personnes mën nañoo bégal nit ñi parce que damay gis famille yi ñëw di visiter di kontaan di xam. bi ma ñëwee def 26 ans après 26 ans d'immigration ma ni lan laa mën a defal sama réew questionné sama bopp ni kon Europe loo fa jëlee ci alal day jeex léegi naa jàng def formation ci li nga xam ne moo nekk sama passion ci wàllu reptile su ma ko indee sama réew danaa ko mën a jox ci bopp xale yi mu nekk luy continuer ba maa ngi bind sax benn livre léegi mu nekk loo xam ne lu des lay doon loolu bi ma questionné lu ma mën a liggéeyal sama réew dox naa ci nag pour am autorisation pour installer lii lu xaw a yàgg. kañ nga ñibbisi maa ngi ñibbi ça doit faire 2 ans waaw 2015 laa ñibbisi parce que 2014 lañ ma autorisé
ma dem toppatoo samay affaire autorisé pour samp vivarium bi parce que ça fait 10 ans maa ngi ci doon daw pour am autorisation bi. vivarium bi yow yaa génne sa xaalis bopp. effectivement am na sama professeur bi ma daan defal formation bi moo ma ci jàppale mais fii ci Sénégal moom amul kenn ku ma ci mën a ku ci daram ne. depuis bi mu ko créé est-ce que yaa ngi gis ni nit ñi ñu ngi gën a intéressé wu ci lu jëm ci reptiles yi mooy lu mel ni jaan yu mel ni. effectivement loolu nit ñi ñu ngi ciy dañ ak réer parce que bi ma defee déclaration wane ni ku gis serpent boo nu woowee danañ ko jël doo toj boppam doo ko rey bàyyi ko muy dundaat continuer viam ni ko yàlla sàkke am na ñoo xam ne bu ñu gisee jaan dañ may xaar ay 2 heures de temps ma taal sama oto dem naxanteeg moom ba du ma ko lor ma ñëw loger ko dans son hôtel gis nga fii am nañ ay seen i ventilateur ak seen i lépp loger ko yor leen di leen dundal ñu continuer seen vie. waaw mais xam nga ku créé du genre entreprise la. mën nañu exactement yaa ngi ci xaar ay revenu yaa ngi ci xaar wecc est-ce que mën nañu ni tey Fallou Gueye fi nga am mooy parc Hann. lii mu fi installé mu ngi koy dundal. waaw actuellement nag c'est un peu difficile mais boo amee bu fekkee ni da nga am loo xam ne sa passion la moom moo nekk sa passion da nga ci attan lu ne mais comprendre naa ni at yu njëkk yi dana xaw a difficile mais incha allah je pense que ça ira. bon mais man animaux yi maa ngi am lu ma leen di dundale. waaw maa ngi am lu ma leen di dundale parce que gis nga l'entrée est payant da nga def ay tarif pour mën a dundal animaux yi parce que dañuy lekk yàpp dañuy lekk jën nangam yooyu. waaw mais su ma kii dinaa gis ni peut-être touristes yi ñi nga xam ne ñooy jóge bitim réew. ñoom ñooy ëpp luñ fi ñëw. effectivement loolu nag même am na ñuy ñëw sax di jàng si. malheureusement élève bi ma njëkk am française la def na ba jàngal ba indiwaatal ma te kiyam rapport am moo fi njëkk a jàng si mbirum reptile. c'était une française mais it am na benn sénégalais bi ma proposé pour ñëw def stage moom itam. jàng si waaw jàng si. aussi gis nañ lu ñu xaw jaaxal muy. ay xale yu nga xam ni fekk nañ leen fi kenn ki sax xaw na nekk xale bu ndaw trop. ñu gis ko mu miin jaan yi trop. effectivement xanaa ñoom say doom lañu. waaw ñooñu maa leen jur samay doom lañ. parce que it su ma sañoon. comme lii c'est la première fois dans l'Afrique de l'Ouest c'est la première fois au Sénégal gàncax la goo xam ni man daal tukki woon naa ba ñëw defal ko waa Sénégal léegi su ma sañoon danaa ko bàyyi ci bopp xale yi ñu mu nekk continuation. waaw mu nekk continuation. xam lan mooy sa intention lan moo tax tey. nga dëgg la bëgg nga ko. mais lan moo tax tey nga installé lu mel nii. da nga bëgg yee sénégalais ci yi di jaan wala di jasit wala lan moo tax. ñaari mbir tax na benn bi jiitu mooy bëggu naa sénégalais yi fu ne jaan la rek ñu ne loolu reyal aussi dama seetlu ni animaux yi soo leen bëggee par exemple ni ñuy yare xar yi ak bëy yi ak nag yi boo bëggee animaux yi ñëpp nga war a bëgg. te sam ñoom tam yàlla moo leen bind am na lu tax mu bind leen boobu benn phase bi la beneen phase bi damay xool ni documentaire yi seen africain yëpp a ko bëgg di ko seetaan mais dafa jot nag ñun tam ñu jiima wàcc sur le terrain jiima def dara parce que foo gis rek ku nekk ci benn jën wala benn jaan di manipuler boo xalee ku weex la waaw ma xool ni jot na ñun tam nag canapé yi nooy na neex na yor sa commande documentaire daf maa neex mais jot na pour ñun tam ñu jiima descendre sur le terrain jiima def dara lu nga xam ni itam dañuy wane ni nag Afrique ñun tam ñoo ngi jiim dara loolu it bokk na ci li ma gën a poussé. beneen bi aussi gis nañ ni tey fu ñu wax ni jaan am na fi ci Sénégal. li lay woo yow dafa bëri. loolu est-ce que mën nga ñu wax jour bu nga xam ni daal. yow en tant que kuy liggéey ci loolu. marqué na la c'est-à-dire est-ce que parce que aussi danger. du ñàkk ci yu effectivement est-ce que amoo benn jour boo xam ne xaw na metti ci yow ci genre woowee ñu lay woo. ci serpent yi ci serpent yi. am na benn serpent boo xam ne nii xaw na naqari woon deret parce que dafa yoroon ay nen ñu woo ma fii ci garage u Cambérène garage u BM bi nekk Cambérène bëgg ma def sax publicité garage bi nekk rond-point Cambérène. ci gannaaw ñu woo ma dem bi ma ñëwee parce que ñun jaan bu nu wooyee rek bu la gisee nga gis ko rek foofa bu silence amee tuuti déplacé wu na xam naa fi may dem pour fekk ko fa damay def benn cercle bu war a am ay 10 mètres recherché ko foofu parce que bu ngeen gisee rek sa bët ak bëtam comme lézard après danaan tekk bu calme bi amee mu déplacé wu laqatuwaat feneen parce que dañoo am xel bi ma ko gisee ba jàpp geen bi xaw naa lancé ay coups mais xam naa ni condition physique gu jaan 7 minutes lay durer parce que duñ def sport. ma bàyyi ko mu lancé ay coups ba 7 minutes yi jeex ma progressé jàpp bopp bi foofu jaan boobu xaw na tiré ay coups
mais benn laaluma ci waaw parce que boo wëyee ci xar rek yooyu yëpp mën nga ci kii te du am jaan boo amoon na 3 mètres moo ñëw fii moo ne fii. xam nga léegi dañu expliqué ni am na si dangereux yoo xam ni bu la màttee wala ñu burusu la rek. xëy na nga am problème. effectivement est-ce que yow booy dem si yooyu da ngay jël ay motukaay daal. exactement parce que bu fekkee ni jaan bu am venin la li may jiital mooy suñu ma wooyee ci jaan rek man damay préparer comme quoi que ni ba am venin la le maximum samay verre sama seetu parce que bi am venin di cracher am nañ ceinture seetu boo xam ne boo ko takkee sa ndigg moom day wàccee crash bi da koy limiter parce que moom fi gën a melax rek lay seet muy bët moo gën a melax ci nit moo tax ñu naan jaan ji day tubbusu ci bët parce que bët fi gën a melax boo takkee boucle ceinture bu am seetu wala inox foofu lay viser crash bi su la dalee ci sa yaram da ngay raxas rek ak saabu amul problème da ngay raxas après dana bàyyi tuuti ay taches nii mais day dañ voilà dana tàng tuuti mais day dañ kooku amul problème du la def dara su ouverture amee nag c'est comme une morsure bu fekkee nit ki dagg na crash bi dugg foofu moom matt ñoo yem voilà mais toujours damay préparer le maximum samay lunette sama seetu parce que bu ñu nemee jaan génn na fenn des fois sax dana xaw a difficile pour may dem naa fi ba ay Nouvel Horizon Kër Njaayloo jëli fay jaan foofu noonu Sangalkam mais sa conscience da lay leer ni yow boo demul ñu rey ko. donc yow parfois loolu sax moo le fait que bëgg a aar jaan bi. mooy exactement parce que dund na 20 ans xëy na ñun àggagun ci daan léeg-léeg nga jaan day dund 40 ans àggagun ci xam li tax mais mag mu toll ni yàlla du sàkk dara te ay caaxaan tax wala dara déedéet xëy na ñun xamuñu li tax moo tax ñu di ko rey mais damay leen man su ma demul danañ ko rey léegi nag maa ni leen bu leen dem bu leen ko rey léegi su ko defee samay dem ma loger ko tànk ñëw jël ko récupérer ko bu dee bu am dangar la danaa ko jàpp sama loxo du ko laal avec des outils. beneen bi mooy ban yan conseil ngay jox tey sénégalais nga xam ne parfois dañuy dund ak jaan te duñu xam yan comportement la ñuy mën a am bon dund ak moom te amuñu pexe buñ ko fa jëlee. yan précaution la ñu war a jël pour bañ ñoom ñu gaañ jaan bi wala gaañ jaan bi exactement léegi su fekkee ni da nga nekk foo xam ne nii ay janax ña nga fa te mu jege àll jaan dana la gane si su fekkee da ngaa def sa chantier ba pare teg ay tuyau jaan mën na la gane si parce que tout récemment rek woo nan ma fii ba Kër Njaayloo benn waay moo xam ne nii ci biir ci kiyam la ci toilette am dafa ubbi vase yi bëgg a tuur ndox rek jaan bi génn fekk tuyau bi dafa bënnoon ca gannaaw jaan bi di wër ndox waaw tàngoor la amul ndox moom day topp ndox fu mu ko mën a amee foofu la koy jël see. moom day ñëw rek dëkk si waaw parce que tuyau bi génnoon ci gannaaw fosse bi dafa amoon toj-toj mu jaar foofa nag ñëw ba ci di topp ndox mi nekk ci chasse bi li chasse bi jot a xëpp ndox moom la doon jël si waa ji ubbi toilette bi ngay yëkkati gis jaan bi woo ma dem bi ma nee mu ni moom bi mu ko dafa tëjaat vase bi teg ci benn bidon 10 litres après bi ñu ko yëkkatee ma xool gisuma ko ma ne nan topp tuyau bi wuti fosse ba bi ñu demee trou ba woon ca gannaaw bâtiment fa la jaar léegi ku am say chantier nga tabax ba pare def say tuyau bu dee àll la fu jege àll boo ko defee jaan bi mën na ñëw dugg ci biir tuyau yi wala mu wut si ker ci kaw dénk yi wala yu demee noonu ku am ay janax yu bari wala nga yar ay ganaar te jege àll aussi frein yi forêt de mbaaw wala yu demee noonu ak voilà yu mel noonu. est-ce que aussi arrivé na la nit ñëw proposer la ne la jaay ma jaan bi wala. non duñ ko commerce. mais am nga si ay propositions parfois bon des pitons léeg-léeg nit ñëw ne jaay ma piton mais bëgg naa piton ma ne la non kooku man awma droit sax jox la ko. est-ce que tey am nga idée def lu mel ni benn grande exposition wala lu mel ni cirque wane yow sa liggéey bi pour gën ko yaatal ñëpp gis ko. bon yaatal bi parce que loolu yaatal bi daal li nga xam ni proposé naa ko. mooy su ma sañoon xale yi jógee ay Diourbel ay Tambacounda di nekk ci bus yi sonn. pour mën a gis ay affaires yi pour mën a gis reptiles yi yeewu ay 4 heures du matin su ma sañoon région bu ne am vivarium mais nag amaa di leen wër di leen sonal jaan yi di leen sonal di leen yóbbu pour wane leen rek pour gagner xaalis. non je veux dire organiser benn spectacle lu mel ni tey xam nga dinañ organiser lu mel ni benn affiche lutte lamb. wala football. lu dire nga ne tey Sénégal dama bëgg ñu xam lan mooy jaan nga organiser lu mel noonu ak appui peut-être autorité yi. invité nit ñi entrée bu nekk sax payant. ñu ñëw xool découvrir. waaw loolu mun na mais daal xaw naa ñeewante jël jaan yi ci biir tàngoor yi ak bruit bi nit ñi bégal nit ñi je préfère une chose fixe boo xam ne ku leen soxla yooyu yaa leen fay fekk xanaa kay defaat gën a yaatal nit ñi gën a xam. wala yaatal sax sa bërëb bi. wala yaatal bërëb bi. loolu yëpp mën na nekk mais
xam naa ni bénéfice su jaan yi daal ak njariñu jaan yi moom la ñuy jiital que ni weccet weeg yooyu demee noonu. mën nañu xam tey jaan fan la njëkk a génn ci àdduna. jaan moo ko doomu aadama mosu ñoo tàggalikoo Adama ak Awa bi mu wàccee jaan la yàlla wàccee waaw jaan la yàlla wàccee yàlla bi muy wàccee Adama ak Awa it nee na moo gisoon ñi borom xam-xam yi nee su gisoon lu gën a rafet jaan moom la fay wàccee mais gisul lu gën a rafet jaan foofu la tàmbalee waaw mu musta tàggoo ak doomu aadama. oui beneen bi aussi nit ñi parfois dañuy wax xam naa dina la retaan loo tuuti sax. diw dafay soppaliku jaan yow est-ce que genre. non loolu amul franchement loolu moom. loolu moom amul moom. gëmoo genre kii yooyu. non parce que man day gëm li ma ci kii mooy lu ma gis waaw. jigéen bi nga xam te ne wéru sax day faral di affaire de jaan léegi mën nga ñëwaat ci jigéen bu wérul par exemple même mën na dal ko góor ki sax góor balaa am doom li ci ëpp day gis jaan waaw li ci ëpp bon mën na ni man de ci ni ma ko gisee fàttaliku la boo xam ne nii sunu maam Adama ak Awa bi ñu wàccee nit bi mu wàccee dafa ànd ak jaan te moom rek mooy animaux boo xam ne nii foo dem ci monde bi fekk ko fi. muy destin wu nit daal da nga bëgg dafa lié ak dafa mënuñoo tàggaloo ak ñoom te it li tax ñu di leen yokk di leen défendre nii mën na ni pharmacie yi ñoom delloo nañ njukkal jaan parce que pharmacie boo gis rek am na benn signe seen logo mooy serpent bi te it bari na garab yuy circuler ci biir pharmacie ci dangaru jaan lañ ko jëlee bari na garab yu ñuy faj ci venin jaan lañ ko jëlee. est-ce que du paradoxe. non dañ koy dugal labo liggéey ko mu nekk da ciy ànd. même li ne paradoxe la mooy li lay lor moo lay faj. exactement. di leen remercier bu baax a baax waa Dakar Actu di leen remercier di leen sant bu baax ci déplacement yi ngeen def xam ni liggéeyal askan wi la parce que ñun tam loolu rek mooy li nu tax a jug buñ sañoon parce que nit ñi yow laxasoo nga jaan tey parce que dañ la ko doon wax ni buñ la doon wax ni jaan mën nañoo jege jaan tey laxasoo nga ko mu nekk benn kii boo commencé ainsi de suite noonu la ñuy def liggéeyal suñu réew ci selon nos moyens bon nit ñu fi ñëw daal ñu ubbi seen xel ci li nu man buñ demee ñooñu itam ji ma wax ñeneen ñooñu ñëw ñu ubbi seen xel ci liñ man ci li fi yàlla sàkk bàyyi ko fi ñu sàmm ko parce que am na loo xam ne bu ñu ko toppee ñun suñuy sët jaan dégg lañ ci am duñ ko mës a gis parce que ñun am nañ chance mës a gis benn serpent buy dox ci kaw garab àll ba mais buñ toppee di rey rek gëmm ñu bañ leen a aar ëllëg suñuy sët duñ ko gis duñ fekk dara parce que ñi ngi ravager àll yi jaan yaa ngi tuxu te yàlla mi leen sàkknu am na lu wax foofu nag dana am tuuti lu ma fi dugal dañuy xool yoo rek li mu créé ci employé waaw waaw ba àdduna sosoog léegi ñaata usine ñoo am ñaata doom la lu yoo ngénte ci yoo mu ndaw moomu voilà kon yàlla li mu sàkk lu ne rek xëy na àggugun ci mais nañu xam ni am na lu mu dencal ci loolu nañ ko aar voilà jërëjëf maa ngi leen di sant bu baax a baax. yegg si nañ fi nga xam ni foofu la ñu war a tàggoog yéen ci suñu reportage bi nga xam ne ñu ngi leen ko doon defal fii nga xam ne mooy vivarium bu Parc Hann ñu fekkoon fi nag ki nga xam ne mooy Fallou Gueye xam-xamam màcc ci wàllum yar jaan ak aar jaan di yaakaar rek ni li nga xam ni jëlaleen nañ ko fii te wan leen ko dina tax ba bët bi ngeen doon xoole jaan ak lépp luy direeku am lu ci changé desul rek lu dul ñu jox leen dig daje ci yeneen reportage ci seen site dakaractu.com